D-Média gi lée fayekuñ ba léegi ni lée termine yéene kaa ne bloqué nañu kon compte wu Sen TV gi lée waaw njuumali day ma nga continuer rek di xotoon waa D-Média laa la wax maar di taali waaw te la ca jaaxal doomu aadama yee nag mooy mbir mi lee lan moo tax mu continuer persistance gi lée te teguñu ko fenn yéene kaa gi ne te nag boo sàgganee ay téeméer ci ay liggéeykat yoo xam ne day seen bakkan mi ngi ca xotu gerte laa la wax maar di taali termine yéene kaa ne loolee tax na gis nga kër kilifa diine yi lée Touba Tivaouane Medina Baye Yoff église bi ak ñeneen sax waaw daal dinañ leen woo ngir kon ñu wax ci lii Macky Sall bi ngay wax ca corona ga la mission générale François Ndiaye jeex na ak ña mu àndal dama ne la Macky Sall daal dinay tas comité de suivi force covid 19 ja ba noppi nag daal di jël kon matériel ba daal di koy yóbbu ca palais ba waay samba kuy xalam di ca jaay barke ba yaay borom yéene kaa gi ne coowal passeport diplomatique ya day waaw laal li malaanu kii rangeew kii di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñoom député ministre de la justice ba day daal dinay bind lettre assemblée nationale ñaf machine ba jug na dama ne la machine ba jug na dëgg la laal li malaanu kii rangeewul député yi lé Sall beeg Biaye bi waaw maître Malick Sall daal dinay lakk daay ga nag laa la wax Sud Quotidien ne moom maître Malick Sall ministre de la justice waaw daal dinay jox nag Moustapha Niasse président assemblée nationale Mamadou Sall Boubacar Biaye danañ leen jébal justice bi kii ak ñaar fukki fan jàpp kon fanweeri fan laa la wax source aana dëgg la lay xeeñ kay ndungu suune xeeñ nag fi mu nekk nii ndungu si na ngi xeeñ bagage yi sérieux yi nag ma ngay commencé parce que coowal passeport diplomatique yi fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi lañ koy càmbar te session ordinaire unique ba yéeni kaay daaw de càmbi ne léegi nag laaj bi xam nga mooy lan waaw ba xam président Moustapha Niasse ak ña moo àndal ca Benno Bokk Yaakaar googe danañu jàppale seen naataango yi lée député Mamadou Sall ak Boubacar Biaye waaw wala déet Le Quotidien yéene kaay ne lu ca mën a am daal mooy Sall bi ak Biaye bi waaw ñaari député yi lée ña nga ca salle d'attente ba néegu sarale ba lañ toog di xaar parce que député yi danañu daje te session fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bii Tribune yéene kaay ne atikat ba day daal dinay wër nag ndomba député yi nga xam ne kon ñoom noo def seen giraawaali kii 24 heures yéene kaay ne xam nga lan moo fi war a jeex yaa ma neex yi trafic passeport yi dama ne la Sénégal fi mu nekk nii ñu ngi ñuy ceex may ree ci adduna bi yëpp te boo bëggee dégg-dëgg Macky Sall daal ngir dakkal coow passeport yi ré ay passeport service la war a joxe wax ci jeex yàq deru Sénégal ba mu ne wiskin ci ay assemblée nationale ko te seenu njiit di Moustapha Niasse Vox Populi waaw nee nañ ni ki démb day dañ koo tàggee woon allahu akbar la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi illallah dama ne la Moustapha Niasse ni ki démb waaw rajo kan yi day dañ koo tàggee ne daa dee la ilaha illallah ay réew mi waaye Niasse Kumba Abdallah day la miñam damul ci poosam de déedéet parce que Moustapha Niasse waaw daal dinay bind nag lettre kon doom ja di antax xamal ko carrément ne ko alhamdulilah man Niasse maa raw xobu garab yële ca Saalum laa la wax di dama ko dik nice good fine loolu dee na xanaa mooy Niasse boo tëddee nelawal moom antax waaw laas ne déglu bi ñu doon déglu na kilifa ak Simon bu yaana maar waaw ñoom ñaari rapport yooyu weeti nañ leen doon tuumaal ba nuppi nag di sàkku kon ab liberté provisoire l'observateur ne man kay maa lay wax la Thier ak kilifa ak Simon wax atekat bi laa la wax Thier moom fa mu nekkoon jugu fa parce que Thier nee na kilifa day yëngu na ci wàllum visa yooyee bu dee Simon daf ma doon loué passeport français bi Simon ne atekat bi c'est pas vrai man ak Thier ci ay wàllum location oto lañ doon wax mu may filmer Simon tamit daal dinay weedi Thier ne atekat bi li tax ma joxoon ko sama passeport ba day garanti la woon parce que daf ma aaloon xaalis lebal ma enquête yéene kaay ne bâtiment yeeg lorange ñii dee ci géej Sénégal daal def lu ne wéng ba pare te du mujj fenn non lii suñu cosaan la dëgg la parce que nag ginnaaw ay giraawaal yu bare kon yoo xam ne dafay xew mbir mi mujjul fenn docteur Sara Ndiaye sociologue nee na ñun Sénégal ñoo mën naxarlu daal tàmbale ko nguur gi lée def lu ne wéng te dara du la ca fekk laa la wax impunité ñoo ko njëkkee l'observateur ne wàllu ñaanga mi day waaw Macky Sall daal diggee lu mu dul def mooy seef ana te yu ñu waxoon ne kon moom la ñuy jox xale bu école ubbee mbir mi pareegul ba léegi ni le juróomi junni ci ay jàngalekat yu ñëwoon dañ leen di recruter mbir ma daa bloqué box boobu ne waaye business bi nga xam ne moo am ci école privée yi lée doy na waar réew mi quotidien ne te école privée yi kat téeméer boo ca jël juróom yëpp nguur gi reconnaître ko laa la wax baaxul de waaye école yi baax de maar day taali sur sa ne Cheikh Niasse mi nga xam ne daa génn àdduna day waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy garde pénitentiaire yi ñuy garde kaso yi mato yi ñoom it ña nga ci digg coow la de parce que li rey nag Cheikh Niasse mi ginnaaw ba mu jaaree dantik ba léegi nii lay waxaguñ ko de ca jamono jooje gaa ñaa ngay waaj élection locale ya Direct News ne Abdoulaye Khouma day waaw nee na waa Benno Bokk Yaakaar buñ ko investirul ca kaw la googee waaw mu daal di dem ak liste boppam laa la wax te damay gagné Abdoulaye Khouma ne waaw amul benn mandataire boo xam ni moom lañ tànn gum fii laa la wax waxoon duma la ak ay mbirum candidat ñaar fukki atu yàllaa ngi ni lée lu ko ëpp Kaolack a ngi ni sonn ba maar di tali bilan meeru Kaolack bi baaxul dama ne Abdoulaye Khouma de buñ ma falee ma soppi Kaolack terminé ne kaay ne parti démocratique sénégalais ca ci
yi kaw kay jàkkaarloog Cheikh Dieng maire ba waaw Mor Niass yóbbu nañ ko ci kanamu procureur de mar day taali source ané gis nga parti démocratique sénégalais waaw dama ne la moo njëkk a ci lu jëm nag ci wàllum transhumance politique mar day taali waaw ndax ñoom amoon nañ lu tolloog téeméer ak fukk ak juróom-ñaar 117 maire waaye lu ëpp genn wàllu googe fekk nañu waa APR mar day taali waaw parce que waa parti démocratique sénégalais yooyu dañoo jàpp ne Abdoulaye Wade daa dem ànd ak ay xuusma ñàpp mënuñoo gagné élection maire bi de xoolal Bara Gaye maire Yeumbeul Sud waaw waxtaan naag waa yeewee askan wi ay yoon te waxul parti am dara moo tax ñu xalaat ne dañ koy dàq ca parti ba enquête yéene kaay ne Benno Bokk Yaakaar ca Mbuur waaw rayante goo xam ni kat moo war a jiite looloo faam bëgg soobi di ne ca Thiès day soxna yi nga xam ne ay leader lañu seen kuréel ga day nee nañu Maodo Malick Mbaye mooy seen candidat ca mairie bu Thiès critique yéene kaay ne waa Comico day écarté nañu kon seeni adhérent aéroport Yoff bi le Macky Sall ay hectare la daal di kon jébbal armée ba la ilaha illallah tey coowal suuf termine yéene kaay ne gis nga maraîcher ak éleveur yu nekk ca Guédiawaye gële xam le nañu lu leer nee nañ projet bi nga xam ne moom lañ bëgg a def ci seen place bilaay balaa ñu ko faa def danañu jaar ci kaw seeni bakkan seeni néew la ñuy jaar termine yéene kaay ak source ané maître Abdoulaye Wade day nee na Alpha Condé bis boo ko bëggee daal sama kër gi nekk ci corniche bi tama nekkoon fa mën naa la ko aal nga jóge Guinée ñëw daal di fay dëkk ak xam teranga waaye Abdoulaye Wade de ak lum xam teranga te teranga wu pétrole bi sénégalais yi laaluñ ca teranga ja des na parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal mu mel ni kon benn jéego am na jëm ci làllu malaanum kiraay ñaari député yi alhamdulilah loolu lañ doon xaarte loolu mooy yoon loolu mooy jaadu itam buñ leen tuddee ci xeetu trafic yu mel nii ak lu mën di am wax duñu yëkkati seen mbalaanal kiiraay topp leen ci yoon ba àtte mën cee am ndax topp nañu ay député ci yoon ba lever seen immunité parlementaire ci lu gën a sax woyof lii c'est-à-dire que boo mesurer gravité bi nga xam ne tey yàq na suñu image république suñu image diplomatie suñu valeur passeport diplomatique indi leen coono suñu ay doom réew yi nga xam ñu ngi dund à l'étranger te xëy na amoon passeport diplomatique donc ñaar ñi ko causé wala ñett yoon war naa àddu ci ñoom surtout bu fekkee am na yu xaw a mel ni yooyu yu ñi ko dund déjà ñu ngi ci kaso bi ñoom Simon ñoom Kilifeu ak policier bi ñu teg loxo ak ay complices am ci AIBD daanaka même xeet bu soriantuwul bi la. donc ñi itam doon ay député te mën a tax duñu leen topp ci yoon à plus forte raison li ñu am ci ay preuves bi ñu perquisitionné kër Conté donc xalaat naa ni jéegu bu am solo la boo xam ni dina gën a dalloo xelu ñi dëgg soxal ci Sénégal. voilà ñi dëgg soxal ci Sénégal seen xel mën na cee daal waaye am na ñu wax ne kon laalim laalum kuraay naam lu ñu soxla la waaye it mbir nañu ko topp am si ak tëddee ñaaxaanaay ba bu jaree teg loxo ñu teg leen loxo. waaw xam nga Mansour wax na ko c'est bien ñu ne ni ñaari député yi dañu fas yéene yóbbu seen dossier ci kanam assemblée nationale. le 14 lañ ko def muy bu ñuy ubbi li nga xam ne moom mooy session unique ordinaire bu assemblée nationale. ndax dafa am député bu ma fàttali ñaari articles yi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu immunité parlementaire. bu député yi ndax mu ngi nekk ci biir li nga xam ne moom mooy règlement intérieur bi muy ci chapitre 8 bi. article 51 ak 52 mais dañoo fësal ci biile article am lu ndaw loo xam ne dama ko ci gis mooy aucun député ne peut hors session maanaam lu bokkul ci session ñu topp la wala ñu jàpp la lu mooy mu am autorisation bu jógee ci assemblée nationale maanaam kon bureau bi président assemblée nationale ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ne beneen article bi dellu si ci nag la ñuy dégloo boobu les députés te ñaari député la ñu léegi ndax bataaxal boobu jóge ci ministère de la justice dem ci président assemblée nationale commission ad hoc yi nga xam ne dañ leen war a taxawal pour ñu déglu yooyu les députés ndax day doon benn commission buy dégloondoo ñaari députés yi wala day doon ñaari commission yoo xam ne ku ci nekk da ngay yore benn député ñu xam ni député yi comme ni ñu ko defee ci yeneen i nit ñi nga xam ne dañoo dindi woon seen maanaam kiirlay mën nañu kenn ci ñoom ci ay député mën la nekk seen avocat bu ñuy taxaw ci kanamu commission yi donte am na ñoo xam ne bu la neexee sax ne du ñu dem wuyu ji boobu les commissions ndax gis nañ ko fi ci jamono yu weesu waaye Mambay je le répète fan yële passé maa ngi koy wax man bu doon sama sago du ñu yem ci ñaari député yi ñu tudd ndax wax naa ko waxati ko
assemblée du moom mooy joxe passeport diplomatique. passeport diplomatique dafa am fu muy jógee ministère des affaires étrangères mooy yore passeport diplomatique ci coow li yëpp dégg nga ci ministre de la justice dégg nga ci président assemblée nationale dégg nga ci peut-être ay député muy majorité muy opposition mais dégg ko ci ministère des affaires étrangères député am na sañ-sañ ñu jox ko passeport diplomatique ndax fësal nañu ni muy moom muy soxnaam mën nañu am passeport diplomatique ay doomam li ñu woowee passeport de service la ñuy am mais lu dul yoon mooy ñu jël ñaari député kese ne ni ñoom ñaar ñoo laale ci mbirum passeport diplomatique mais fan lañ jëlee passeport diplomatique. looloo laaj bi. fu ñu ko jëlee. ma Espagne à l'étranger de toute façon. donc xëy na loolu mun na leen ci épargner mais xam nga Birahim li jëkkute nekk yoon mooy sénégalais yi bi ñuy fal benn Birahim Touré la ñu faluñu jabaru Birahim Touré faluñu doomu Birahim Touré c'est-à-dire que ñi bénéficié wu ci suñu passeport diplomatique moo ëpp te moo dul yoon même bu ko député yi saxalee ci assemblée nationale la ñu saxal du yoon. loolu ay coppite peut-être lu ñu war a andiwaat la jëm ci mbirum passeport diplomatique yooyee leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di coowal takk der bii di Mandikou Ndiaye ñu tuddoon ko ci mbirum trafic de migrants AIBD moom ak juróom yi nga xam ne ñu jàpp na ay complice am lañu tegan nañ leen loxo waaye nag seeni avocat dañoo mer ba fut si anam nga ñu traité PV d'audition yi ci ëttu tasum xibaar yi maître Mohamed Moustapha Dieng jot na ca andi ay leeral démb lañ doon amal gannaaw taskatu xibaar yi. avocat yi nekk ci biir dossier bi yëpp ñaanoon nañ enquêteurs yi nga xam ne mooy gendarmerie batterie bi nekk AIBD kenn ku ci nekk woo nga ko téléphone nekk bu fekkee ne da ngay entendre suñuy client dañoo bëgg a teew mu nañu loolu amul entendrewul kenn ndekete yoo entendre na lañ loolu violation wu présomption d'innocence la ak droit de la défense d'accord ñu ci tey d'accord ñu ci ëllëg te dinañu dem ba devant la chambre d'accusation ak toutes les autorités pour dénoncer cela ñaareel bi tey jii da ngeen a xëy gis ne procès-verbaux yi nga xam ne ñaari parties rek ñoo ko amoon ci dossier bi muy procureur de la république bu Mbour moo ko yoroon PV yi ak gendarmerie yi nga xam ne ñoo defoon enquête bi parce que ñun avocats yi jotuñu ko woon juge d'instruction bi Camara jotuñu tey jii ci 10 heures ñun la ñuy door le dossier bi door a ñëw fii ci tribunal bi donc fan la ñu mën a ñëw sukkandikoo ba jël procès-verbaux bi Sénégal gi yëpp gis ko tey dans la presse ñu wax ci ne ñii li ñu leen di tuumaal ñoo ko def est-ce que loolu ak yelleefu ñooñu tey jii ñoom salfaa ñëwuñu ko. mbirum PV Birahim Touré fii ci réewum Sénégal yàgg nañu ko jàmbat ndax saa su ne dañu koy gis tout tasum xibaar yi loolay laaj bi ñooñu ànd fan la ñuy jëlee PV ak ku leen koy jox. waaw xam nga moom dafa wax ci parce que peut-être dossier am la mën a wax ndax muy policier bi nga xam ne dañ ko tuumaal ci wàll woowu mais tey ñaata yoon nga gis PV wu audition. bu fës ci journaux yi. mais on se souvient benn cas boo xam ne indiwoon na coow. muy PV audition wu kii di tuumaal Ousmane Sonko. ñu teg ko sur la place publique booba temps dafa guñu sax benn action judiciaire est-ce que ñooñu tamit amuñu sañ-sañu nen ni lu tax suñuy PV. ñu teg ko ci biir mu nekk ci biir journaux yi. ñaata yoon ngay gis loo xamee ne dañ ko waxtaanee ci seen biir ci lu jëm ci wàllu justice mu génn coow li mooy kan moo koy génne. la question mooy kan moo koy génne gis nañ fi mbirum Bougazelli vidéo yi nga xamee ni moom lañ jëloon ci moom ci biir oto bi bañ koy yóbbu. kan moo ko génne coow li ñu naan gendarme bee ko génne gendarme bi génnewu ko gis nañ fi mbiru kilifa bi ñuy coow fan yi moom ak Simon kan moo génne yooyu les vidéos kan moo ko distribué au-delà des PV ak ay vidéos je pense que dafa am loo xam ne administration justice ci boppam war na ko saytu ba nga xamee ni muy ci commissariat de police muy ci gendarmerie brigade yi muy enquêteurs yu mu mën a doon ci division des investigations criminelles ba fu mu war a àgg ñi nga xamee ni ñoom ñoo war a am sañ-sañu yore PV yi ñu mën ko am ñi nga xamee ni amuñu sañ-sañu joxe PV yi ñu bañ ko joxe ndax moo gën chaque jour nga dégg wala ñu nga lire ci ay journaux lépp loo xamee ni bindoon nañ ko ci Mame Mbaye ci diggante moom ak Mansour Diop ci biir commissariat laataa sax ngay génn commissariat bi ñu dugal ko ça veut dire que am na fu mu fële. voilà kon nag El Hadj laaj bi kon du taskatu xibaar bi ni mu ko traité waaye ka ko jox ndax nag ndaje boo fekkewul dara bu fa génne c'est parce que ñooñu ko seqoon am na ko fa génne. responsabilité yi gouvernement bi lay wax. parce que li tax bu fekkee police lañ defee enquête bi dafa bootu ci ministère bu fekkee gendarmerie lañ defee enquête bi dafa bootu ci ministère. c'est-à-dire que ñooñu hiérarchie bi war nañu mën a contrôler PV bi audition wu ki ñuy déglu ba nga xam ne du senn. parce que ki ñuy déglu kenn koy déglu wala ñaar déglu bi ñu koy déglu moom la muy wax la ñuy def ci PV mais loolu concerné wul ñu nekk ci biti. surtout léegi PV nañ koy sécuriser ci machine la ñu koy bind nekkatu ay dactylographie yooyu ci machine bi nga koy bind téere ko jox ko mu lire
yaa ko wax maa ko wax c'est ok ci signe mais lan moo ko war a génne te li ci gën a graaw léegi Mambay bu njëkk yi taskatu xibaar da daan am information ci li ñuy wax la main courante. nga am connaissance police ñu ni la kii violé woon ak ñi jox la ci ay quelques actes yoo xam ni da ngay mën a topp xibaar bi di bind loolu la ñu xamoon mais léegi PV bi nga signé yow dañuy jël copie bi jox la ko mais loolu gendarmerie ak police la du ñeneen ñu dul ñoom wax ko nañ ko wax te dee foofu lay senni wu fa léegi nag bu ñu waxee gendarmerie ak police ñoom ñooy jël seen ay responsabilités pour recadrer seen ay éléments yi def audition yi parce que dafa bokk ci xam nga nit ku ñu auditionné ba noppi sa avocat assisté wul bu ñu lay déglu mais même sa avocat laataa muy yëg ni yow déglu nañu la PV bi génn na ci presse bi mais loolu dafa grave loolu dégg la te y a une question dafa grave qui a intérêt à ce que ce PV yooyu ñu teg ko génn ça veut dire que donc mbir mi ñoom yamalatuñu ko ci yoon ci justice maanaam dañu génne PV bi wala yoon war cee mais dañ ko jël def nañ ko porter presse parce que bu ñu génnee PV bi nga gis kenn ku ne nii lii de d'accord naa ci wala ku ne d'accorduma ci maanaam yow déjà àtte nañ la ci biir presse bi avant ngay dem ci kanamu justice. ñu desandi ba tey ci wàllum yoon ndax nag Simon Kouka Landing Mbessane ñu gën koo xam ci kilifa démb lañ leen doon déglu ci dossier ba nga xam ne moo tax ñu téye ni leen ca Kasaba mbirum li nga xam ne rek moo di trafic lii di faux visa wala sax visa yeex trafic migrant yi ñoom nag démb gannaaw bañ leen dégloo ba noppi ñoom seen i avocat jot nañu génn seen kàddu di xam ne kon dugal nañu ak këyit ngir ñu mën leen a may bàyyi nagas ndiku ñu teewlu sa maître Khoureychi Ba dañu jokkoo moom ci téléphone. nañu tey kilifa Simon bi juge bi paree déglu Thierno Diallo ba pare ñoom la déglu su nekk beneen donc occasion comme tey la nga door a déglu ba wax sa xalaat ci dossier bi li ñu leen toppee li ñu leen tuumaale ak li nekk seen doot kilifa lañ njëkk déglu wax na li mu waroon wax moom ci boppam wax na li mu waroon wax ñu wane ni ñu leen di reproché maanaam ñu jàlloo ci ñoom dara mu ci expliqué ko léegi juge bi moom comme moom moo yore dossier bi ku ci nekk bu peesee li nga wax war na mën am lu leer daal li nga xam ne dama xam dossier bi ni muy demee bon ñun comme première audition la woon te demande de liberté provisoire dafa mel dañ ko def condition pour mën a ñu examiner cette demande donc ñu mu paree ñeen nañu si demande bi ñu indaale woon Simon ak pour kilifa ñaari demande yëpp déposé nañu leen donc dugg na ci circuit bi nii am nañ yaakaar nag bu yéegee parce que joxe avion ci joxe décision am nañ yaakaar mais mën na ci am ndam. mais ni li ñu doon wax sànq rek dafa ñëwaat ñii bi ñu leen dégloo démb nee na ñu version yi xaw naa changé léegi nee na ñu coowal oto la ñu doon wax waaye du coowal visa passeport lu mu ci manti doon seen i avocat ne nañ am nañ yaakaar ni mën nañ am liberté provisoire. ndax kii di magistrat instructeur bi di juge bi nga xam ne moo leen waroon déglu na leen moo am confrontation sax ak ki nga xam ne moom mooy seen accusateur même pas accusateur mais ki nga xam ne moom moo génne vidéo yi nga xam ne li mu ci wax dégg nañ ko mais je reviens toujours sur la question Thier moomu quel est l'intérêt de Thier fësal yenn ci ay vidéo yoo xamee ni ndax am na wala amul loolu peut-être magistrat bi di juge bi mën na cee àddu bu fekkee ni dañoo jaarale mbir yi ci yoon waaye lan mooy intérêt wu Thier moomu génne vidéo kilifa Landing Mbessane génne vidéo Simon Kouka te ci yeneen i xibaar am na yeneen i vidéo yoo xamee ni mu ngi jëm ci ay yeneen i homme politique yu mu yore woon moom donc moi la question mooy kan mooy Thier c'est ma question Thierno Diallo moom xaw ma Thierno Ba kan mooy Thier ak lan mooy indi coow li léegi nag comme avocat yi ñoom nañu seen taxawaay la ñu mën a am parce que jusqu'à preuve du contraire li ñu wooyee présomption d'innocence day tegu ci kaw muy kilifa muy caat muy képp koo xamee ni da nga dem ci kanamu yoon te àtteguñ la donc dañuy njort ni ñoom li ñu wax ne ni ñoom mbirum jënd ak jaay oto la wala mbirum bor bu ma yoreel nit ma jël sama passeport jox ko ne ko mooy doon sama caution ba ma fay la bor bi bu ma la ko fayul doo ma delloo sama passeport mën na ñoo njort ni seen kàddu la ci kanamu kàddu ko kii nga xam ne moom mooy Thier mais yoon moo ci war a décider. El Hadj dossier bi niñ ko traité nii ni mu gaawee nii ba ñu téyendi leen jamono ji ndax njortu nga ni kon seen liberté provisoire boobee ñuy sàkku dana antu. mën na nekk parce que ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk yaa gën a crédibilité Thier yaa ëpp crédibilité Thier ñoom ñaar ñëpp seeni wax itam moo gën a yanu maanaa mooy comme li ñu doon sànq ci wàllu PV yi xëy na avocat moom li mu wax mooy déglu lañ leen ci fond dossier bi déglu googu dina leen permettre mu nekk instruction pour ñu mën a ñoom def demande liberté provisoire li des nag ci ñoom ci la ñuy waxante ci kanamu juge ba
comme d'hab ci journaux yi lañ ko gisaat. xam nga PV boobu ci journaux yi lañ ko gisaat mais li journaux yi génne ni moom la ñu wax li Simon wax moo gën a yanu maanaam. maam xam nga dafa am lu caat wax ci seen point de presse bi nit ñi bàyyiwuñ ci xel xam nga personne bi nga xamante ni bii moom moo ni Simon da koo joxoon passeport français pour mu voyager ci mu ngi mel ni man ma bëgg a voyager ak passeport Balla Gaye 2 exemple nit ko am 1m90 di peser au moins 100 kilos. nga comparé ak koo xam ni ay 1m50 maximum 56 ba noppi amul sax 60 kilos à sa place nga bëgg a voyager ak document am. borom Jam City yaax Dugar Pape Mantambo maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. na koy tey. alhamdulilah yow yaay borom département bi yow. borom Jam City. you know baax am na bayal sa wax Doudou Fall. waaw ñoom lay sànni sax il faut ma lijjanti kaawam. éliminatoire mondial Qatar 2022 Sénégal Namibie samedi lay doon ñaar fukk ak ñaar sunu gaynde ñu ngi fi ci wàccaay li. waaw ci wàccaay gi kon nag démb sax lañ amal foofu ci stade Lat Dior bu Thiès seen première galop d'entraînement ci stade bi naam sax ni jotoon nañ amal nag benn jëmale ko ci wàllum musculation foofu ci seen camp de base Diamniadio waaye nag démb ñaar fukk ak ñaari gaynde ñoo teew ci boobule entraînement bi nga xam ne Aliou Cissé ak staffam ñoom ñoo ko jiite Seyni Dieng ak Boulaye Dia ñoom mujjuñ nag bokk ci boobule séance Boulaye Dia moom li ko waral dafa am ab gaañu maanaam élongation du ligament latéral interne ci genou gauche bi moom nag boo moyul dina toog ñaari semaine kon soo moyul sax ñaari jàngante ak Sénégal yi ci diggante Namibie bi moom du ci nag bokk Sadio Mané moom ni ki démb nag ci guddi la intégré équipe nationale bi kon ñu jàpp ne moom kese moo manqué woon ci ñaar fukk ak juróomi gaynde yi nga xam ne Aliou Cissé convoqué na leen jàppale sax galo démb bi nag staff technique bi moom da ko accès ci jeu de ballon en position ci boobu la jongante sax Sénégal nag dina def kéem kattanam ba nik nu ma ko tàmbalee ñaari ndam woyal boobu la nag position ci éliminatoire yi bu ñu sukkandikoo ci kii di Famara Diédhiou ak Bamba Dieng bi nga xam ne bi mooy première sélection am ñu teewlu leen ci micro Mbaytal Xuma. Le maximum pour être prêt xam nañ ne match boo xam ne bu nar a métti la parce que Namibie bi comme ni ñu ko gisee équipe boo xam ne mun nañu créer lay problème bu bëri comme ni ngeen ko mën a gisee dóor na Togo donc du équipe boo xam ne dañ ko war a jël à la légère donc après ñoo war a def le maximum pour gagner match yi. C'est ma première et que ba ma ñëwee fii aussi gars yi dalal nañ ma kontaan naa si trop et que vraiment groupe bi ñu baax ñoo fi nekk quoi je me sens bien ici mais kontaan naa si aussi ñëw fii si équipe nationale bi mais dinaa jéem a def tamit le maximum pour bañ leen a bett quoi incha allah. Ah ça va hein? Ouais, je me suis bien entraîné et je me suis bien adapté aussi donc voilà. vraiment ni ki tey nag ak ëllëg bi moom dañu koy nag def ci huis clos conférence avant de presse muy dama match bi dinañ ko amal ni ki àjjuma bu 16h30 jotee foofu ca salle de conférence bu stade Lat Dior équipe bu Namibie bi nag waxtu yi ñu nga xam ne moom ñoo ngi foofu ca Afrique du Sud ngir amal seen stage kon tey jëlee nag la ñu fas yéene egg si fii ci Ndakaaru Sénégal Namibie ni ki nag samedi lay doon bu juróom-ñeent waxtu jotee foofu ci stade Lat Dior bu Thiès boobu la jogante nag di fàttali ni ci huis clos tamit lañ koy amalee li ko waral bokk na ci mbas mi di Covid 19. Casa Sport moom teer bu am solo lañ leen teeroo sa Casamance. waaw démb nag la Casa Sport gannaaw ba ma jëlee coupe bu Sénégal ñibbi foofu ci diwaanu Casamance kon nag accueil bu am solo sax lañ leen nag réservé foofu ci rond point Aline Sitoé Diatta ci noonu nag maire bu Ziguinchor di nag Balde moom gis na ni ak taxawaay gi nga xam ne Casa Sport am na ko jébbal na nag muy staff ak joueurs yi ku ci nekk ab kër goo xam ne dinañ ci nag terrain boo xam ne dina mën tax ñoom tamit. ñu mën ci dëkk ngir nag bégal gu ñu bégal waa Casamance ñu fekk fa kii di Abdourahmane Diallo. ginnaaw victoire bu mu am samedi bi ñu génn ci final bu coupe du Sénégal ci kanam jàmbaar bu Saly Casa Sport ñibbisi na équipe Fagnon du Sud jota am ab accueil bu am solo ci ay gox yu bëri yu nekk ci région bi ci biir ville bu Ziguinchor champion yu Sénégal am nañu ab tertu bu méngoo ak lu ñu yellool ci esplanade bu rond-point Aline Sitoé Diatta loolee créé ab émotion bu mag a mag ci président bu Casa Sport. Sur place coupe bi ñu présenté ko premier magistrat bu ville bi Abdoulaye Baldé di wone am mbégteem. ñu jëlee coupe bi ak capitaine bi man la njëkk a jox coupe bi
donc loolu nag kan mbégte la bu réeree moo tax ma ñëw fii ci turu waa Ziguinchor yëpp ci turu population yi yëpp ma ñëw pour teertu leen pour sargal leen pour wax leen ne ngeen def lu rëy la. comme nu mu koy yàgg di defee saa su ne Abdoulaye Baldé may na ab terrain bépp joueur ak it bépp membre bu encadrement technique bu équipe bu Casa Sport. ayca ñu waxtaanee bi la yoon syndicat bu entraîneur yu football yi dañu leen doon tàggat. waaw dañu doon tàggat nag seen ay nattango ci nag diirub ñetti fan lu toll ci nag 60 entraîneurs tàggat na leen jëm nag ci wàllum coaching mental foofu ca maison de la presse mu nekk nag li nga xam ne dina mën a permettre entraîneurs yi ñu gën a nag yokk seen xarañte jëm ci wàllu yu ni mel kii di Sadio Abibouka ak Pauline Thiam teewoo nañ clôture boobule session de formation. bi yoon ñu sori lool terrain football bi daal di nag duggaat ci biir classe yi ngir jàng li ñu duppee coaching mental ak sportif lu ëpp 60 entraîneurs nag daal di ciy bénéficier wu. ay jumtukaay la yoo xamante ni buñ koy commencé da nga naan lii est-ce que du foofu xale ndaxte yi si bari ay njëkkante lay doon mais boo demee ba si biir da ngay xam ni du loolu la si jublu woon njëkkante boobu mais bu dee si football nag bu fekkee ku si ne da nga mën a def loolu ngay def yow kese équipe bi dem fenn pour wane nag pour équipe mën a gagner il faut solidarité boobu am solidarité boobu bu am mooy ku si ne da ngay bàyyi sa cik fekk si sa morom si li nga xamante ni peut-être mooy ci kam wala ngeen mottalante si lu baax ba nga xamante ni daa ngeen mën a am ndam. football léegi bi nag lii di mental daf ci am doole lool la mu nekk mbir boo xamante ne mën nañoo wax sax mooy def différence bi ki di docteur Zakaria nekk njiit bu académie marocaine des coaching mental ak sportif moom nag nar a indi la xam-xamam entraîneur sénégalais yi. Qu'un joueur quand il est sur le terrain il n'est pas là uniquement pour taper dans la balle c'est quelqu'un qui a aussi une famille c'est quelqu'un qui a aussi un environnement une épouse c'est quelqu'un qui a des frères des sœurs des amis et c'est dans ce sens qu'on a rappelé aux gens qu'un joueur motivé doit être pris dans son intégralité pour pouvoir l'accompagner à faire mieux. ak cours yi nga xamante ne ñoom jot nañ koo def ci diiru ñetti fan li leer moo di entraîneur yi dinañ am beneen approche ci métier bi nga xamante ne moom la ñuy def. nañ liggéey physique nañ liggéey technique nañ liggéey tactique mais mental bi dafa nekk loo xam ne da doon sooxe te ji sax soo dee xool Sénégal dañuy am habitude di wax ni sportif sénégalais dañu xaw a faible sur le plan mental donc loolu tey jii nag la ñuy wan te alors que 40 à 90% réussite d'un sportif est due au mental. Rokhaya Gueye ak Mbayang Thiam ñoom képp ñooy ñaari jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci bile stage pour Mbayang moom bile formation dina tax moo gën a am ay bagages ci bile carrière am. surtout ñi nga xam ne ñooy tàggat jigéen ñi dañ ko soxla parce que jigéen ak mentalité am ak ay caprice am donc yooyu yëpp lu ñu war a gérer la sur le plan mental di leen manager wax ak ñoom mën leen tolloole yooyu yëpp lu ñu soxla la et je pense formation bi am na lu bëri lu ñu ci jàngal. d'autant plus que sax équipe yu am moyens yi dañuy ut préparateur mental à part mais comme fii tollooguñu foofu donc lu am solo la. bi nag mooy activité bi gën a rëy depuis ba ñu créé syndicat bu entraîneur yi ñoom ñi le sax bi formation bi daal di jeex jot nañoo sargal entraîneur yi nga xamante ne def nañ ay jéego ci saison bi ñu génn. jaajëf Sadio Abibouka di sargal bu baax a baax tamit syndicat des entraîneurs de football du Sénégal Mambay kon di jaajëfal tamit ASC Jàpp bu Diamniadio. xam nga yéen a dóor tamit une première ah. tamit xam nga histoire Diamniadio moom dina retenir. félicitations au président Maguette Ndoye et à mon jeune frère Adama Mboup nga xam ne moo nekk secrétaire général bi oui mais non noonu la incha allah. waaw en tout cas daal di wax lépp daal nañu ko def ci fair play au niveau de la zone 9 de Diamniadio. parce que football noonu la rek nawetaan la en plus. foo kaf ak ree la final fête la. à côté nag nawetaan kaf ak ree la. ASC Médina nag. kaa nga bëgg ñu ASC Médina man ba ñu dooree 6 la pare ci équipe bi. ayca ñu jàll si rendez-vous bi kon si Zik FM